waaw ñoo leen di ziar di jégalu ñoo leen di ziar di jégalu bu wér-wér yéex bi ñu yéex a dugg si tey ci live bi ndax dañu amoon problème ak téléphone bi ñoo leen di ziar yéen ñëpp di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay di kontaan bu baax ci xaaj na teewlu gi ñuy teewlu waxtaan bi samedi bu jot di jégaluwaat encore une fois ci yéex gi ñu yéex a yegg si ndax téléphone bi vraiment encore une fois moo amoon jafe-jafe sànq ba léegi ñu ngi ko doon jéem a defar ñoo ngi sant ñëpp di nuyu Ndeye Fatou Ba di nuyu monsieur Ndaw Balla di nuyu Pape Malick Diaw di nuyu Ndongo Belel di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokku Sénégal yépp yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ñu seetaan di nuyu sama jabar Sophie Diak di ko ziar moom aussi di ziar mi amigo Ramón Cervera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, yo también bien aquí en Dakar. Di nuyu aussi Ibrahima Faye di la bëggee di nuyu Modou Diop Fall ñoo ngi lay ziar di nuyu Aïda Bakhoum Yacine Dial ma sœur maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay di masaw nag vraiment di masaw wax dëgg yàlla yéex gi ñu yéex a yegg si waaw di masaw tamit mbokku Sénégal ak mbokku diaspora bi yépp ci li nga xam ne moo xew aéroport bu bees bi di aéroport bu Blaise Diagne bi nga xam ne que ni fan yi depuis le 15 aéroport bi dafa nekk grève tour de contrôle bi ñoom ñoo grève benn avion wàccul Sénégal loolu nag nekk lu yéeme ndaxte aéroport bu toll ni aéroport international Blaise Diagne bu Sénégal ñu inauguré ko y a même pas une semaine tour de contrôle bi responsable yi nga xam ne ñoom ñoo yore aéroport bi di grève ba benn avion wàccul Sénégal loolu lu ñaaw a ñaaw la ci nguuru Sénégal lu ñaaw a ñaaw la ci responsable aéroport bi lu ñaaw a ñaaw la ci gouvernement du Sénégal parce que mënuloo inaugurer benn aéroport matul 10 jours aéroport bi ñu grève ndax lan en plus de cela li ci gën a garaaw mooy le 22 novembre ndekete waa tour de contrôle bi nga xam ne ñoom ñoo yore aéroport bi informé nañu autorité sénégalaise yi que ni le 15 ñoom dañuy dem en grève parce que conditions yi d'accorduñ ci yoon bi trajet bi nga xam ne moom lañ leen di jox oto yi leen war a indi adapté wul donc ñooñu def nañ seen préavis de grève naka la un premier ministre nag di toog di seetaan ñu def préavis de grève yónnee document bi direction ASECNA def ci ampliation primature ci hiérarchie ci Sénégal yépp ci ministère du transport des transports aériens ba pare ñu paralyser comme ça économie Sénégal ay milliards yàqu na démb diggante démb ak tey ay milliards yàq nañ ko ci aéroport bu bees buy doog a ñëw loolu nag yaakaar naa ne lu ñaaw a ñaaw la yaakaar naa ne c'est une honte pour tout le Sénégal c'est une honte pour Macky Sall c'est une honte pour son gouvernement parce que mënuñu d'accord nga inaugurer benn aéroport amul sax 10 jours ñuy grève maa ngi ziar baax Serigne Diagne joxaane Modou ñu ngi lay bëggee di bëggee Cheikh Mbacké gaynde mati laax ñu ngi lay bëggee yow tamit di bëggee El Hadj Mame Thierno waaw c'est vrai état bu incompétent nguur goo xamante ne bii mënul yor dëkk nguur goo xam ne mënul yor ab aéroport boo xamante ne bii aéroport international la àddina sépp di ñu seetaan Afrique gépp di ñu seetaan waa tour de contrôle mën a déposer préavis de grève bay manifester ba ay centaines et des centaines de vols ñu di ko annuler loolu lu ñaaw a ñaaw la te loolu état bu ndóol loolu état boo xamante ne bii état bu incompétent moom mooy doxal lu mel nii
waru leen bett nag ndax waneeti nañ seen njuumte waru leen bett mais li ma gën a ñaawlu man ci aéroport bi est-ce que xam ngeen ne aéroport international Blaise Diagne ay chaise turque moo fa nekk xam ngeen chaise turque xam ngeen ne douche yi dafay am chaise anglaise lu si bëri si douche yi dafay am chaise anglaise mais aéroport international Blaise Diagne laa leen wax am na ay chaise turque naka la ñuy mën a nangoo ñun Sénégal ñu defal ñu aéroport boo xam ne presque montage financier bi yegg na plus de 700 milliards mais 700 milliards de francs aéroport bi di am ay chaise turque chaise turque mooy booy dem du chaise yi nga daan jonkone bu njëkk yi ñu daan jonkone bu njëkk mais chaise yooyu am na ci aéroport Blaise Diagne bi laa leen wax mais loolu lu ko gën a garaaw lan moo gën a garaaw loolu waxuma la sax grève contrôleur aérien yi nga xamante ne bi lu yéeme la te ñaaw te bon mais aéroport international Blaise Diagne war nañoo nangu muy am ay chaise turque chaise yu ñuy jonkon booy dem douche di jonkon doo toog ak nouvel standard yi ak aéroport yi nga xam ne ci àddina bi boo demee sax gaanawaay boo demee saw sax sa loxo boo ko nee nii sax ndox mi génn mais ñun suñu aéroport bi ñu fee tegal ay chaise turque laa leen wax moo am ci aéroport am na ay chaise anglaise nag du ma fen am na ay chaise anglaise mais na ngeen xam ne am na tamit ay chaise turque dañ koo jaxase parce que turc yi ñoo ko defar bëgg ci wane seen bopp di fa defar ay chaise turque war nañoo nangu suñu aéroport ñun ñu fay teg ay chaise turque ñii dañoo yamaate dañ ñoo yab nguuru Sénégal yi dañ ñoo yab faalewu nit ñi mënuñu toog 21e siècle ñu ñuy defal ci aéroport bi ay chaise turque chaise turque àll bi sax dépassé nañ ko ah mais es verdad, claro que sí hermano, es verdad Bass Thioum es verdad am na ay chaise anglaise am na fa néew ma amu fa am na fa mais am na tamit ay chaise turque yooyu lañ warul woon nangu ñu koy def ci aéroport Blaise Diagne loolu moo jaaduwul loolu laa wax vraiment nag grève bi tay bu doon réew mu développé la bu doon réew moo xam ne réew mu civilisé la waxuma la directeur u ASECNA mais ministre des transports aériens dàq nañ ko parce que mënuñu def ampliation ñoom ci seen bopp wax leen depuis le 22 novembre ne leen lii ñuy revendiquer soo leen ñu ko joxul le 15 benn avion du fi décoller def ampliation direction ASECNA def ampliation ministère des transports def ko primature ba pare ñuy seetaan ñii di grève perteloo Sénégal ay centaines et des centaines de milliards lu ñaaw a ñaaw la maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax lii mooy woneeti incompétence ak ñàkk xarañ bu Macky Sall ak nguuram ñàkk xarañ incompétence mënul passer aussi les enseignants xool leen enseignants yi actuellement Sénégal njàng maa ngi commencé waat di yàqu débrayage sur débrayage grève sur grève élèves yi ñu ngi grève enseignants yi ñu ngi grève contrôle aérien yi ñu nekk ñi nga xam ne ñoo nekk aéroport ñoo ngi grève yow nga toog di seetaan jël alalu Sénégal ji paccoo ko yow ak say nit ngeen toog di seetaan mbokki Sénégal Macky Sall daf fi war a jóge bàyyi leen loolu xel mbokku Sénégal Macky Sall bu jógewul fii 2019 ba boo ngeen xam ne juróomi at lañ amati yoo xamante ne bi dañ ñuy yàq dañ ñuy nax Macky Sall doy na mbokk yi damay ñaan ngir yàlla li lay war a sul yéen ñi duñu seetaan ngeen partager vidéo yi nit ñi xam ne Macky Sall dafa doy aéroport bii laa leen wax défaillance yu dul jeex la montage financier yi scandale yu dul jeex la njaaxumu xaalis 400 milliards la ñu waxoon léegi 700 milliards la am 300 milliards yi lan moo ko indi 400 milliards la ñu waxoon léegi 700 milliards la TER baa ngi ne 500 milliards la ñu waxoon léegi 800 milliards la waaye mbokk yi kii nga xamante ne bii mooy président Macky Sall bu fi jógewul dina toroxal askanu Sénégal université Gaston Berger ña ngay grève université Cheikh Anta Diop ña ngay grève université Gaston Berger jotaguñ benn bourse waaye léegi Sénégal mbokk yi Macky Sall la Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng Aminata Tall ñii ñooy Sénégal ñoom ñoo tong-tong alali Sénégal ji yore seen ay département di noos bàyyi nit ñi ñuy dee Macky Sall moo yore présidence de la République
yor na ay fonds spéciaux yor na ay caisse noire yor na ay fonds politiques c'est des centaines de milliards. Moustapha Niasse noonu assemblée nationale yor budget 16 milliards par an yor ay caisse noire am ak i fonds. Aminata Tall noonu yore budget moom ak i caisse noire am ak i fonds. Ousmane Tanor Dieng noonu yore budget moom ak i caisse noire am ak i ay fonds. waaw mais pourquoi au niveau du Sénégal ñeenti nit ñi bëgg a yore alalu Sénégal tiim ko di ci noos nit ñi di seetaan ñoom ñoonu gën wala ñoonu man wala ñoonu gën ndey wala ñoonu gën bàyyi mbokk yi. Macky Sall moom ak Moustapha Niasse ak Ousmane Tanor Dieng ak Aminata Tall ñoo rey Sénégal ñooñu ñoo nekk di toroxal Sénégal jamono ju nu nekk nii ñépp di seetaan. ndax ñun jeunes Sénégal dañoo war a seetaan ñii di ñu def nii ndax ñun jeunes Sénégal dañoo war a toog di seetaan Macky Sall lu ko neex muy def ak ay milliards am ak i mbokkam ak i rakkam jël kees bi gën a ëpp doole ci Sénégal bi nga xam ne budget wu 200 milliards di liquide xam ngeen xaalis yor ko yombul ah mu jël kees gi nga xamante ne bii liquide bi yëpp tey jii caution wu Khalifa Sall boobu tey Khalifa Sall bi ñuy waaj a atte caution bi mu waroon a joxe. 1 milliard et quelques yi suñ ko joxoon caisse de dépôt et de consignation bi Aliou Sall yore foofu lañ ko war a def lépp lu ñu saisir ci réew mi bépp xaalis bépp alamaan bépp amande bépp lépp loo xamante ne bii yor nañ ko ci Sénégal ci alal liquide Aliou Sall lañ ko dénk léegi. waa nga jël alali Sénégal nga dénk ko sa rek liquidité ci réew mi mu yor ko nu mu ko neexee. nga ànd ak ñaari mag ak ñetti màggat yoo xamante ne bi ñi ngi fi ci Sénégal di def lu leen neex ñetti màggat laa leen wax Moustapha Niasse Tanor Dieng Aminata Tall wër Macky Sall di ko nax muy jàpp doomi Sénégal yi di leen toroxal di leen def nu bon nu nekk. loolu ñaaw na trop mbokki Sénégal waruñu ko seetaan kenn ci ñun waru ko seetaan man de duma ko seetaan dinaa ci bay sama waar te xam naa ne yéen ñi tamit di ñu seetaan di ngeen ci bay seen waar. parce que dafa jot nag ñuy bay sunu waar ci Sénégal ni muy doxee dafa jot kenn ku ci nekk ci yéen ñii nga partager vidéo bi ngay seetaan ngir yeneeni doomi Sénégal gis ko pour ñu xam ne 4 personnes yi ñi ngi rey Sénégal ñépp di leen xool te dañ leen fee war a jëlee auditer leen dañ leen a war a auditer de Macky Sall dañ koy auditer moom ak rakkam ak ki goroom ak ki ñépp waa këram. Assemblée nationale gestion bee nga xamante ne bi Me El Hadji Diouf décrié woon na ko nit ñi di ko reetaan nga xamante ne bi ay pono ñuy wax ay pono 600000 ki benn pono 800000 dañ leen a war a auditer. danañ auditer Ousmane Tanor Dieng ci licence de pêche yi danañ ko auditer mënu ci dara. il faut que Sénégal nit ñi jeunes yi xam ne waratuñoo toog ñun di seetaan ñeenti nit ñi yore suñu alal di ko noose ñun ñu toog. ñi ci des moom ay al toppe leen il faut ngeen xam leen ñi ci des tekkiwunu dara ay al toppe lañu. Sénégal dëgg fi mbir mi nekk mi ngi ci diggante Macky Sall Tanor Dieng Niasse ak Aminata Tall foofu la enjeu bi nekk. enjeu yi bu leen faaleete ñi al toppe ñi al toppe Macky Sall du nitu dara seen intérêt la ñu wut. intérêt Macky Sall mooy seen intérêt ñoom ndax mooy duunal seen poche. woykat yi ngeen gis ay communicateurs traditionnels yi ngeen di gis. ñuy jóg di yuuxu naan dañuy neexal Macky Sall di ko sambay mbayaanal woykat yi musiciens yi na ngeen xam ne seen intérêt bopp la ñuy ut. il faut que ñun ñii ñu jóg kenn ku ci nekk yaa ngi ak sa famille yaa ngi ak sa njaboot il faut que 2019 Macky Sall jóge fi sinon Sénégal gi dinañu torox loolu chaque jour ñu répété ko. Khalifa Sall nag ndeysaan nit ñi dañuy fàtte mais Macky Sall moo waxoon ne damay réduire l'opposition jusqu'au strict minimum dafa waxoon ne daf leen di réduire. waaw maa ngi gërëm Moustapha Kébé di ko béggee di béggee Moustapha Thiam xaditaal ma sœur si maa ngi lay ziar yaaw Libaas Ndaw maa ngi lay béggee di la ziar moom moo waxoon ne dafay réduire l'opposition jusqu'au strict minimum. lan la njëkk a def Macky Sall bi mu jógee bu leen fàtte bi mu jógee dafa jóg teg CREI yi daan ne CREI yi dañ fee teg pour jàpp ñaar fukki nit ak juróom yi nga xam ne dañoo sàcc alali Sénégal jël Karim Wade jàpp enquête condamné ko ne 138 milliards la sàcc tëj ko kaso ñetti at génne ko guddi yóbbu ko Dubaï daan ne dootul dellusi ci réew mi isolé ko
jël Khalifa Sall daan ne waaw caisse d'avance yi moom la luubal moom la sàcc dañ ko siy topp 1 milliard 800 millions yóbbu ko ñu defeere ko tëj ko di ko waaj a juger pour tëj ko kaso. waaw mais nit ñi taxaw di bañ nag xanaa duñ ay nit ñoom xanaa déggul leen bërki démb sëñ Moustapha Sy Jamil dégg ngeen Moustapha Sy Jamil li mu ko wax. nit ñi bañ ñi ngi doon bañ ñi ngi bañ ba léegi il faut que waa Sénégal bañ a fàtte ne ku ñu tëj kaso rek ñu fàtte la. Sénégal li ñu bëgg ñoom bu ñu tëjee nit kaso rek ñu fàtte la mais mënuñu fàtte Khalifa Sall parce que Khalifa Sall defu ko dara. Khalifa Sall c'est un détenu politique dañ ko denc parce que am na ay ambition politique am na ay ambition présidentielle ñu tëj ko kaso loolu kese la. pourquoi ñu tëj ko kaso koo xamante ne bii yow am nga mën ngaa justifier li la yoon di toppe mën nga koo justifier pourquoi ñu lay denc kaso ah pourquoi ñu lay denc kaso. donc mbir mi mooy mbirum président Macky Sall léegi leer na li nga xam ne moo ko tax a jóg mooy isoler Khalifa Sall isoler Karim Wade des fi moom rek ak Idrissa Seck mais bu jaree ñu jàppale Idrissa Seck nañ ko jàppale ndax Macky Sall jóge fi maa ngi leen koy wax de bu jaree ñu jàppale Idrissa Seck wala Ousmane Sonko nañ leen jàppale ngir Macky Sall jóge fi parce que bu fi jógewul Sénégal dinañ torox jaay doole la nguurug jaay doole la nguurug dictature la. dictature la nguur gi ku ñu ëpp doole teg la ko ku ñu ëpp doole jaay la doole ku ñu mën a toroxal la loolu la ñuy def. maa ngi leen di ñaan yéen waa Sénégal laa wax bu ñu isolé Karim Wade sànni ko ca biti bu ñu isolé Khalifa Sall sànni ko ca biti bu fi Idrissa Seck dese ak Ousmane Sonko ku ci nekk ka nga mën a jàppale na nga ko jàppale ngir Macky Sall jóge fi waaw na fi jóge parce que moom Macky Sall yitteem doonul lenn lu dul toroxal Sénégal te ci la dëkk suba ba ngoon inauguré benn affaire boo xamante ne bi Abdoulaye Wade moo ko initié nga naan j'ai rectifié j'ai redressé wax sa mbaaxu waay du wàññi ci say mbaax dara. corruption ci Sénégal nag état du Sénégal ak gouvernement du Sénégal ña ca nekk ñoo gën a corrompu ah oui fan lañ jëlee liñ yor tey jii bu fekkonte ne bi tey dañu toog tey ñu ne nañ seet kenn ku ci nekk milliards yi nga yor moom Macky Sall dina dem kaso tout le reste dinañ dem kaso ñoom ñëpp ah donc qu'est-ce qu'il y a lan la ñuy jël di làq sa doom di dóor doomu jàmbur bu fekkonte ne bi tey laa wax ci Sénégal nee nañu képp ku yor milliard tey dinañ la auditer ñi nekkoon ci nguuru Ablaye Wade ak ñi nekkoon ci nguuru Macky Sall ñoom ñëpp ils iront en prison parce que ñoom ñëpp li ñu yor moomuñu ko. moom président Sall fan la jëlee 8 milliards yi mu waxoon ne moom la amee fan la ko jëlee ay bu ñu nax nit ñi Moustapha Niasse fan la jëlee milliards yi mu yor Ousmane Tanor Dieng fu mu jëlee li mu yor Aminata Tall fan la jëlee li mu yor fan la ko jëlee ba pare bëgg ñu taxaw di wax waaye dañuy redresser réew mi jël sa rakk say mbokk say jabar sa waa këru jabar nga teg leen fa ñuy noos di gundaan naat di noose alalu Sénégal waaw ñun ñu toog ñun xanaa amuñu ndey amuñu bàyyi xanaa ñun bëgguñu dara alali Sénégal nag Macky Sall moomu ko Moustapha Niasse moomu ko Tanor Dieng moomu ko waaw moomuñu ko Aminata Tall moomu alalu Sénégal ba ñoom rek ñu toog tong Sénégal di noose alali réew mi ñun ñu toog di xoole kenn ku ci nekk nag am na nu muy xeexe mbokk yi ñun sunu làmmiñ instant bi la ñuy xeexe ndax amaguñu doole jàmmaarloo ak ñoom mais yéen ñii tamit am ngeen doole joo leen jàmmaarloo ak ñoom mooy partager leen vidéo yi ngir nit ñi gis ko partager leen vidéo yi ngir askanu Sénégal xam li xew ci réew mi partager leen ko ngir àll bi xam li xew ci réew mi xam ne Sénégal ñi ngi koy paacoo di ko noose ñi ngi ñuy noose sunu alal xool leen autoroute à péage bi actuellement mais des centaines et des centaines de milliards ñoo fay dugg ndax ba fii ñuy wax ak yéen dafa la guñ leen bilan bi de autoroute à péage bi ba léegi dafa la guñ leen bilan bi depuis jamono Ablaye Wade li fa duggagum ci milliards xam nga dañ ne woon 30 ans la joxe nañ waa ji mu gérer ko 30 ans après ñun ñu moom ko ndax autoroute à péage bi defal nañ leen bilan bi wax leen ñaata milliards moo fay dugg
ndax oro Sabadola ba ñuy utiliser ca Kédougou ndax wax nañ leen ñaata milliards moo ciy dugg mooy génn ci Sénégal ay lingots d'or ndax wax nañ leen zircon bi ñuy utiliser bi nga australiens yi di jël di exploiter ci Sénégal ndax wax nañ leen ñaata milliards mooy jóge ci réew mi di dem. waaw loolu yépp mi ngi xew ci réew mi ñi ngi caxate suñuy ressources naturelles te référendum bii ñu mujjee def moom la ñu constitution Sénégal jox droit bépp doomu sénégalais nga am droit laaj fan la suñuy ressources naturelles nekk te ñu ngi koy caxate ñi ngi jaay suñuy ressources naturelles ay australiens ay français ay américains ay chinois ñëpp ñëw di exploiter suñuy ressources te ñun ci Sénégal kenn mënu la cee wax ne la ressources yi fii la dugg. waaw nit ñi kañ la ñuy jóg nit ñi kañ la ñuy jóg nit ñi kañ la ñuy conscient que ni Macky Sall dañuy nax dañ koy seetaan ñu jël réew mi di ñu gën a appauvrir Sénégal di gën a dee di gën a ndóol di gën a ñàkk ñoom ñuy gën a dem di gën a am seeni milliards ba bu ëllëgee bu ñu leen waree tëj kaso sax ñu fay li ñu leen waroon a tëje mais du ñu rëccee noonu. il faut que Macky Sall ak gouvernement am ak premier ministre am ak waa këram ñu xam ne du ñu rëccee noonu alali Sénégal gi dinañ leen ko laaj. mënuñu toroxal sénégalais yi nii ci aéroport yi ci àddina bi yépp toroxal leen ba mënuñu dem fenn ñu toog di seetaan ñun ñëpp ñu toog di seetaan kenn ku ci nekk naan waaw kañ la mbir mi kañ la ak nan la. mbir mi ni mu doon lu dul kenn ku ci nekk ci diaspora bi nga woo sa waa kër yéen waa diaspora bi yéen laay njëkk a interpellé. bu toroxal amee yéen lañ njëkk a toroxal bu ñuy dóor bitim réew yéen la ñuy njëkk a dóor bu ñuy mënote bitim réew yéen la ñuy njëkk a mënote sénégalais yaa nga ne Libye ñu leen di toroxal réew yi ngeen nekk muy Italie muy France bu ñu leen di jàpp di leen yóbbu service d'immigration yéen la ñuy yeew amu leen benn gouvernement bu taxaw di leen défendre amu leen ministre des Sénégal de l'extérieur amu leen ministre des affaires étrangères bu leen di jàppale yéen ñi nekk ci sous région bi yéen ñëpp jóg leen ngeen xeex ngeen woote seen waa kër ñu jële fi Macky Sall 2019 sinon dinañu toroxal loolu mooy message bi maa ngi ñaan juge yi nag parce que Sénégal magistrat yi ñi ngi fa bëri nañ fa mais dafa mel ni boobu ba léegi dafa am ci ñenn ci ñoom ñoo xamante ne bi dañuy àtte ci bëgg-bëggu Macky Sall yéen magistrat yi ci Sénégal maa ngi leen di ñaan de waru leen a àtte ci bëgg-bëggu Macky Sall. une justice dafa war a nekk une justice bu indépendante une justice dafa war a nekk justice boo xam ne c'est pour le peuple sénégalais warul nekk justice buñ taillé sur mesure sous les ordres de Macky Sall Macky Sall warut a joxe ordre yi juge yi pour ñuy def li nga xamante ne bi moom la ñu nekk di def nii bu leen neexee ñu jàpp kii tëj bu leen neexee ñu jàpp kële bu leen neexee ñu yóbbu kële mandat de dépôt saa bu leen neexee rek woo leen boo leen waxee lu leen neexul ñu woo la yóbbu la mandat de dépôt. buñ nee nii nag ñuy menacer nit ñi fii nag nit ñi pare nañ pour dugg kaso kenn ragalatul dugg kaso parce que kaso bi ñi mi ngi fa ay gor doo nga fa nekk ay jaam newuñ ci kaso bi bu fekkente ne da ngaa yaakaar ne yaa moom sa police moom sa gendarmerie moom sa l'armée moom say juge ba saa su la neexee yóbbu nit ñi kaso yaa ngi nax sa bopp boo ko defee ëllëgi si biir sa bis mi ngi ñëw képp ku fi jàpp nit di ko toroxal ngay juge ngay président ngay ministre ngay premier ministre ku fi jàpp nit di ko toroxal na nga xam ne sa bis yow it mi ngi ñëw dinañ la toroxal waaw. ñoo ngi leen di ziar bu baax soxna Mami Dieng soxna Ndeye Mar Bas Dioum mon frère maa ngi lay ziar Mohamed Gueye Basirou Thiam waaw nee na lambi golool mais non Sénégal dafa jot ñu teg mbir mi ci yoon nag. yéen sénégalais yi dafa jot ñu teg ko ci yoon de suñuy intérêt fa ne yéen ñii ak man ak keneen seeni intérêt fa ne da ngeen a investir ca dëkk ba seen investissement nekk fa ngeen jël créer emploi état du créer emploi day créer les conditions mais état du Sénégal mënul créer sax conditions yi pour nit ñi mën a am liggéey. ñaata jeune ñoo nekk ci Sénégal amuñu dara lu ñu def ñaata jeune ñoo nekk ci Sénégal di aspirer pour dawal ab Jakarta pour am loo liggéey usines yi nekk fi recapitaliser wuñ ci dara ñuy buddi ay immeuble di lebi bitim réew alali Sénégal gi di garantir su ressources naturelles yi sénégalaises yi di tabax ay jam ñaajo immeuble yoo xamante ne bii ki appartement su paree doomi borom barke yi ñoom seeni doom ak seeni mbokk ak seeni xarit ñoo fay nekk
pourquoi ça pourquoi ça pourquoi on est obligé ñu bëgg a topp président boo xam ne saa bu xëyee moom ak njabootam ak ñi mu àndal ci li leen neex la ñuy nekk di kasar-kasare alalu Sénégal ñun ñu toog di seetaan. peuple Sénégal nag du peuple boo xam ne dafay jóg di xeex di toj non non ñun du ñu invité kenn mu toj du ñu invité kenn mu toj du ñu saagaloo kenn mais jël leen seen carte yi yéen waa diaspora bi 2019 jëlee leen fi Macky Sall laa wax ñu audité leen mook njabootam yóbbu leen prison c'est ça mais warul nekkati loo xamante ne bii dañ koy def pour le plaisir de quelqu'un wala pour reetaan wala pour lu neex Ablaye Wade non non ñun société civile bi suñu réew moo nekk en jeu du réewu politiciens yi moo nekk en jeu politiciens yi seen intérêt la ñuy xool ku ci jóg ku ci rëcc yaa ngi fexe noo jàppe sa morom ba yóbbu ko kaso ñun suñu yoon nekkul ci loolu on s'en fout ñun li nu ñor mooy doomu Sénégal yoo xamante ne bii jóg nañ ngir indi séparation des pouvoirs ci réew mi jóg nañu ngir justice bi moom boppam Macky Sall dootul doon président du haut conseil de la magistrature suprême il faut que loolu ñu jëlee ko fii il faut que ñu dindi loolu il faut que président bi yor lenge yépp loolu moo war a deñ yéen waa Sénégal il faut ngeen xam loolu tant que loolu amul Sénégal mënta dem fenn tant que nanguwuñu doole ji Macky Sall yor ñu séddale ko réew mi du dem benn nit mënta nekk Sénégal benn nit gënu fi ndey gënu fi bàyyi gënu fi juddu yor lépp di def lépp moom ëpp fi xel kenn xelam boppam lay demee day nelaw ba yandoor day lekk xorom léeg-léeg mu jël décision yoo xam ne baaxul te 80% ci décision yi Macky Sall jël mu ngi nii ban intérêt la amal Sénégal ban intérêt la amal Sénégal TER ban intérêt la amal Sénégal lu dul français yi entreprise française yi moom la TER amal intérêt plus de 700 milliards montage financier boo xam ne dina dem 1200 milliards centre de conférence Abdou Diouf ak li ñuy def Diamniadio Turquie la amal njariñ aéroport bi kan la amal njariñ dañ ko nar a utiliser durant 30 années 30 ans fii ak 30 ans ñun la ñuy doog a moom aéroport bi fii ak 30 ans la ñuy door a moom autoroute bi gestion bi ay étranger di ko gérer pendant 30 ans di jël xaalis bi di yóbbu actuellement nii war nañ ñoo wax actuellement aéroport kii bii autoroute à péage bi ñaata milliards lañ ci dajaleegum ak ñaata année moo ñu dese waaye ñun alali Sénégal ndax dañoo war a jël benn groupe rek bàyyee leen ko ñuy dem di lebi Macky Sall ànd ak Amadou Ba ak premier ministre di wët di leb ci turu Sénégal ci seen tur yéen ak ci sama tur di ko kasar-kasare ci Sénégal ñun ñuy seetaan fileeg juróom fukki at fileeg fanweeri at ñun ñëpp ñuy toog di fay man nag dama koy dénoncer ndax sama intérêt da cee nekk ay mbokkam nag ak ay jege ñaaleem ak i waa këram nañ xam ne ragaluñu leen faalewuñu leen mënuñoo yóbbu suñu fit wii bu ñu bëggee nañ yóbbu Macky Sall bu bëggee na tëj ñëpp na yóbbu ñëpp kaso su bëggee na yóbbu ñëpp kaso képp kuy défendre rek wala képp kuy xeex rek Macky Sall su bëggee na la yóbbu kaso ba xam bisam mi ngi ñëw dinañ ko àtte dinañ ko yóbbu kaso moom tamit loolu rek la kaso bi ña fa ne duñ ay sëñ Touba mi ngi woon kaso 33 ans mi ngi woon kaso buñ ko fàtte buñ fàtte ne bari na ay kilifa ay ponkal Mamadou Dia mi ngi foon kaso 12 ans fii ñëpp ñi ngi foon kaso Ablaye Wade mi ngi woon kaso donc kaso bu mu yaakaar ne saa bu jógee ku ko neex rek mu jël tëj la kaso pour bëgg nga noppi mënta tëj gëmmuñu ñëpp mënta ne ndax moomut nit ñi am na ci ñoo xam ne moom juru leen de juru leen moomu leen aussi moomul seen làmmiñ yorul seen ceeb ñim yor seen sànqal nag nga xamante ne bi ñoo koy raayal ginnaawam ñoo koy sàmbay mbayaan ñooñu il faut ngeen xàmmee leen chef religieux yi nga xamante ne bii dañuy sàmbay mbayaan Macky Sall xàmmee leen communicateur traditionnel yi nga xamante ne bii dañuy sàmbay mbayaanal Macky Sall xàmmee leen woykat yi nga xamante ne bii si seen musique boobu la ñuy profité ak seeni télévision di sàmbay mbayaanal Macky Sall xàmmee leen promoteur yi nga xamante ne bii dañoo torox jamono ji yoratuñu dara di sàmbay mbayaanal Macky Sall xàmmee leen joueur football yi nga xamante ne bi yoratuñu ñaar dërëmu Mali bëgg ñu jox leen xaalis ñuy sàmbay mbayaanal Macky Sall ndax xaalis bi mu yor dafa bari
Macky Sall li mu yor ci xaalis ci milliards yi Sénégal moo bëri te da koy joxe ñooñu mu koy jox nag seen intérêt nekk fa moom moo waral lii yëpp te réew mi ngi metti réew maa ngi ndóol àll baa nga ne amuñu dara 70% wu Sénégal ci monde rural la ñu ne courant amu fa ndox amu fa amul l'école amul yoon yu fa jaar benn clan benn groupe ñoom di kasar-kasare aro Sénégal ànd kook ñi nga xamante ne bi ñoom nag ñoo leen wër ñooy seeni booy ay genre Youssou Touré ay Moustapha Cissé Lo ay Souleymane Jules Diop ay clan nit ñoo xamante ne bi tekkiwuñu dara xaalis rek la ñuy wut xaalis waaw topp nit ñi topp intérêt yi Sénégal bi ak xaalisu Sénégal bi di ko kasar-kasaree ñun ñii ñu am ci wàll te duñ ko dénoncé dañ koy dénoncé yéen ñii di seetaan Alboury maa ngi lay ziar Laay Mbay bëgg nañ la El Hadj Mame Thierno Fatoumata Sankhare ñoo ngi leen di ziar di leen bëggee yéen ñëpp lii ñuy défendre ñun ñëpp ñoo ko bokk de man du sama yëf man rek ñun ñëpp ñoo ko bokk sunu intérêt ñun ñëpp moo ci nekk sunu avenir ñun ñëpp moo ci nekk sunu avenir u réew sunu avenir u doom kenn ku si nekk si ñun war na jóg mu wax ku mënul wax war nga dénoncer ku mënul dénoncer war nga partager ay vidéo ngir ëllëg yow nga quitte ak sa conscience ne au moins yow bi ñuy caxat-caxatee alalu Sénégal taxawoon nga défendre bi ñu jëlee Khalifa Sall di ko rat ci kaso bi di ko maltraité yow taxawoon nga défendre ko bi ñu jëlee Karim Wade ñu dax ko ci réew mi yow taxawoon nga défendre Sénégal Macky Sall moomu ko il faut nit ñi xam ko il faut ñëpp conscient que ni bañ a ragal dañ leen a bëgg a napp di tax ne ñu ne ah fii kat ku wax ñu tëj la ba kenn mënatu la wax pourquoi ñu bëgg a tëj gémmuñu nit ñi bàyyi leen nit ñi ñu wax li ñu xalaat bàyyi leen nit ñi Macky Sall bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat Sénégal réewu démocratie la bi ngay juddu Sénégal ñu ngi ci démocratie Sénégal réewu bañkat la ci année 1700 yi année 1800 yi kilifa yi newoon ci réew mi ñu ngi doon bañ mënuloo fee dindi ab bañ mënuloo fee dindi loolu yéen mbokku Sénégal yéen jeunesse su Sénégal laay njëkk a wax sax bàyyi leen xel waxtaan yi ñuy def nii fexe leen ngeen jóg ñu xeex ngir Sénégal fexe leen ñu jóg ñu booloo suñuy doole seet indépendant yi ñu créer une alternative bu ñu seetaan nii rek noppi nii rek ñun rek bu ñu seetaan ñun rek di wax ne waaw ci Assane jërëjëf nga de waaw góor non man soxla ma ku ma wax waaw góor man li ma soxla mooy ñun ñii ñu booloo xalaat bii ñuy partagé gëm-gëm bii ñuy partagé ñu bokk dajaloo mu doon loo xam ne lu dëgër la ñu boole personne ressources yépp indépendant yi dajaloo ñu créer une alternative pour Sénégal jóg leen ñu créer une alternative pour Sénégal mbokk yi loolu mooy wax ji mënuma ñàkk a laal tuuti nag ci Diourbel ndaxte fa laa dëkk te fan yi gis ngeen déguerpissement bi nga xam ne xew na fa yëkkati nañ ay nit ci marché bi yàqate seen ay place marché boo xamante ne bi bu Diourbel Ndoumbé Diop yëkkati nañ nit ña seen ay place yàqate seen ay place te avant loolu 4 mois avant loolu marché ba dafa lakk bañ taxaw ne leen dañ koy defar à 500 millions waaye yow defaraguloo marché Ndoumbé Diop à 500 millions nga ñëw rajaxewaat place su jàmbur yi naan da ngay def lan ngay defar yéen waa Njaareem laa wax commune Njaareem ak préfecture ba dem nañu ñu rajaxe marché Ndoumbé Diop ba pourquoi ñu rajaxe ko nee na dañuy defar lan la ñuy defar xanaa bala ngaa defar yow marché bi lakk nga defar ko may wax ñu leen di nax di leen gëmloo naan leen am na benn projet 5 milliards benn marché bu ñuy defar yow mënaguloo defar marché bu lakk bu 500 millions ñu leen di dégg 5 milliards ngeen di ko gëm bu leen nax seen nit ñi mënu leen a nax nit ñi mënu leen ñu nax de Sénégal nag mënta toog ay nit nekk ci région yi marché bu nekk di lakk ci Sénégal seetlu leen marché yi marché bu ne ngi lakk ñaata marché ñoo lakkagum ci Sénégal ci at mi dafa ngeen ne lakk yooyu waruñ ci def enquête xam ba xam lakk yooyu lan moo ko lakk ak fan la lakk bi jóge ndax nit ñi dañoo war a toog di seetaan marché yi di lakk nii rek ñu ne woy marché bi lakk na liñ ñenn ñi ñu ngi xalaat ne liñ si jublu mooy marché yi ñu lakk yi lakk bu volontaire la loolu nag war nañ ko enquête seet ba xam dëgg la wala du déet lakk yi war nañu seet ndax marché yi dañ ko lakk tay ko
wala marché yi moo lakk noonu parce que 2019 mi ngi jub si marché yi buñ ko lakkee après ñu jëm profité taf yëngal defar ko daal di inauguré daal ne way ñi ngi defar ñu ngi liggéey naxaat nit ñi buñ leen jaar ci seen bopp buñ dox ci seen mayin. Macky Sall mérité wul am deuxième mandat mérité wu ko njaareem géem a dëkk nag def fa dara ba pare ma nga ne yàqati na marché ba yàqal waa marché bi service de nettoyage yi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk Diourbel depuis 3 mois ngi ni xawma 4 mois seen xaalis fayu ñu leen ko ñu leen di dawloo. Comment se fait-il que dëkk bu mel ni fii di Sénégal comment se fait-il que réewu Sénégal comment se fait-il que benn njiitu réew benn nit ànd ak groupam di noose alalu Sénégal di ko partager région yi ñu leen di toroxal di leen appauvrir nit ñi di toog di seetaan waruñu ko seetaan de man nag fa ma dëkk ci Diourbel duma ko seetaan képp ku dëkk Diourbel tamit waruloo seetaan muy mairie ba muy mouvance présidentielle ña fa ànd ak président bi di ñëw Diourbel di leen nax te dëkk ñu njaareem investir ñu fa ñaar dërëmu Mali seeni oto sax amuñu ko fa xott oto sax amuñu ko fa amuñu fa kër amuñu fa dara buñ ñëwee njaareem di leen toroxal may wax ñu naan dañuy topp Aminata Tall bàyyi naa milité Diourbel waaye li lay war a soli waa njaareem baleen Aminata Tall mu dem yoonam baleen ko milité tul Diourbel bàyyi leen ko pourquoi ngeen di koy topp pour quelle raison taxaw na nee na milité tuma seen dëkk ñu koy topp am ñu groupe boo di gurguru di topp ci ginnaawam naan mouvance Macky Sall di continuer di toroxal Diourbel Macky Sall moo bañ waa Diourbel yéen waa Diourbel Macky Sall bëggu leen tey bëggu leen suba ñi ànd ak moom seeni poste moo leen intéressé mais du intérêt Diourbel ma nga fee tilim mbalit maa nga fa ne gadd lamp yaa nga fa amul lamp amul benn infrastructure amul dara loo xamante ne bi dafay créer richesse wala loo xamante ne dafay yokk dëkk ba ay nit taxaw bu ñëwee wëndeel seeni 4x4 jox leen dara ngeen toog di topp ci seen ginnaaw bàyyi leen njaaram gi ngeen di toroxal yeewu leen yéen waa njaaram te jóg yeewu leen ngeen jóg ci seen dëkk yeewu leen ngeen jóg ci seen njaaram gee te bañ ñu di ko toroxal saa su ne ñun nag dégluwuñu Macky Sall tey dégluwuñu ko suba dégluwuñu ko ginnaaw suba buñ ko gisee sax dem suñu yoon buñ ko xoolee ci image bi télévision bi sax jàllale ko parce que amul vision amul gis-gis amul vision xam-xamam ci boppam xawma ci lu mu màcc mais du ci yore am réew kon nag yéen waa Sénégal ngeen waa Diourbel jóg leen 2019 ñu jële fi Macky Sall loolu mooy wax ji loolu mooy slogan bi Laye Badiane maa ngi lay ziar Dieng Faye Ousmane Sène ñu ngi lay bëggee Serigne Mor Diouf ñu ngi lay ziar Ousmane Sène bëggee nañ leen bu baax a baax vidéo yi ngeen di seetaan li ngeen mën a participer rek mooy ngeen partager ko ñeneen gis ko xam ne Macky Sall day nax waa Sénégal da leen di nax gëmut réew mi bu paree fii daw na dem yoonam Amérique la jëm mook waa këram jële leen ko fi ngir Sénégal mën a noyyi Sénégal fatt nañ ko Sénégal Macky Sall boof na ci seen kaw ku wax mu dóor la jàpp nit ñi di tëj di toroxal askanam di jël xaalisu Sénégal di ko kasaree yéen waa Sénégal ngeen di seetaan waaye jóg leen ñu jële ko fi jóg leen loolu kese la jóg leen ñu jële ko fi yéen jeunesse su njaareem nag particulièrement maa ngi leen di woo ñooñu nekk njaareem ànd ak mouvance su Macky Sall nañ leen fa dàq 2019 nañ leen fa dàq de sinon njaareem day gën a torox gis ngeen Sonatel ba sax dem na Sonatel ba léegi ku bëgg di sax ligne dangay dem ba Touba ndekete gis ngeen mbedd yeen am mel gis ngeen usine baa nga ne ñu naan dañuy dajale gerte dajale ci camion di ko yóbbu Ziguinchor ak Kaolack njaareem dara produire ñu ko fa waxuñu dëgg produire ñu dara pourquoi ñuy topp kon Macky Sall pourquoi pour quelle raison mu ànd ak ñeenti nit di noose Sénégal di noose alalu Sénégal di ko kasaree vraiment yéen waa Sénégal jóg jot na
te ngeen bañ a déglu borom télévision yi ngeen bañ a déglu borom rajo yi ngeen bañ a déglu géwélam yi ngoy noosal di ko sàmbay mbayaanal bu leen déglu yéen jeunes yi yéen diaspora bi yéen góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi jóg leen ñu dajaloo créer une alternative defaraat suñu réew mi dëgg jeex na Sénégal dëgg dafa tuxu na Sénégal léegi Sénégal mën a la kàcc mën a la sàcc mën a la nar mën a la wor mën a la rey ñu def la dara soo bëggee lu baax ñu toroxal la loolu moo fa nekk Sénégal ku fa bëgg lu baax ñu toroxal la bañ leen ko nag waaw lii rek laa amoon vraiment lu may wax tey di bañ a guddal nag vraiment di leen jox rendez-vous incha allah ba samedi bii di ñëw bu soobee yàlla tey connexion bi moo xawoon bëri ay problème mais li ñu waroon wax ci Diourbel ci wàllu ndarfaal bëri na ci tali bi nga xam ne dañ ko sàcc ci ay yeneen i projet yoo xam ne dañ ko sàcc marché Ndoumbé Diop la fa xew ñaaw na metti na incha allah samedi bii di ñëw dinañ ci wax lu bëree bëri incha allah tey nag dañu ñëwoon rek pour xamal leen ne Sénégal ci loxoy ñeenti nit ñooñu mu nekk tànk jógewuñu fi ci toroxtaange la ñuy dëkk mooy Macky Sall di Tanor Dieng di Moustapha Niasse di Aminata Tall tànk ñi jëlewuñu leen fa Sénégal torox lay def mais du avancé li ci des nag lépp ay jam ñaaño ay immeuble après inauguré dajale say kaar nit ñi tàccu nga yaakaar na yaa ci ne loolu taxul nga liggéeyal sa réew ndax xaalis ba da koo leb dong da koo leb te yow mi yaa koy fay ak man ak keneen loolu kese la waaw vraiment daal ñoo ngi leen di tuubal di jégalu nag di leen jox rendez-vous incha allah ba samedi bi di ñëw bu soobee yàlla di wax ne li xew aéroport ñoo ngi koy métti lu encore une fois parce que ba léegi amagul sax nit ñu faatu ñu war leen a jëlee bitim réew leen indi Sénégal aéroport Blaise Diagne amagul fu ñu leen jaarale loolu tamit maa ngi wax Maïmouna Ndoye Seck na ko bàyyee xel waaw ci aéroport bi nañ defar foo xamante ne bii bu am néew jógee bitim réew surtout suñu néew jullit ñi fu ñu leen di jaarale parce que warut a bokk ak fu nit ñi di jaar ba léegi loolu amagul ci aéroport bi loolu maa ngi leen ko bàyyi loo xel di wax Amadou Ba na wàññi leb bi bëri na Macky Sall na wàññi voyage yi bëri na waaw nañ wàññi leb bi ak voyage yi te toog ci réew mi ñaari at yi fi des danañ fi jóge danañ leen combattre te danañ jóge ci réew mi buñ fi jógee danañu leen atte incha allah waaw maa ngi tuubal ñëpp encore une fois di leen jox rendez-vous ba samedi bii di ñëw bu soobee yàlla jërë ngeen jëf ñoo ngi ziar ñëpp di jégalu ñëpp nag tey ci yeex gee commencé ñoo ngi jégalu ñëpp ndax problème mu technique lañ amoon mais ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yéen ñi may ñaanal yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla taxawu yal na leen yàlla defal tawféex tamit waaw lépp lu ma ñaanal rek yal na leen ko yàlla defal yéen tamit waaw jërë ngeen jëf merci beaucoup jërëjëf